salaamaaleykum mbokk yi di leen nuyu ku nekk tuuram ak santam di leen dalal ci iRadio ITV dem mbégte di dalal tey ay kàngam di waxtaane li nga xamante ne moom moo soxal réew mi xam ngeen ne immigration clandestine bi ou bien migration clandestine ou bien migration irrégulière ni nga ko waxee yëpp benn la maanaam résultat bi mooy xale yaa ngi dugg ci gaal bi di ñàkk si di bakkan boobu ba léegi xale yaa ngi continuer dem discours yi ñu wax maanaam conseil yi ñu jox xale yëpp taxut ñu toog te tamit démb rek Cap-Vert am na aussi benn gaal bu ñu fa jàpp am na aussi benn gaal bu explosé maanaam moteur bi mu explosé am ñi xamante ne ñi ci labaat loolu continué di tar te semaine bi ñu ngi du semaine bi nga semaine de l' entrepreneuriat mooy nit ki nga xamante ne moom mun na jógal boppam wuutal boppam développé boppam naka la ñu koy mun a xoolee nakam est-ce que loolu mun na xeex ñàkkum liggéey bi mun naa xeex chômage bi mun na bokk ci li xamante ne mun naa freiner immigration clandestine bi ci loolu moo tax ñuy invité benn directeur de société entrepreneur nekk juriste muy Mayoro Mbaye di tamit invité Ndeye Yande Thiam mu ngi liggéey benn société bu tudd Jokolab ñoom dañuy liggéey ci mbirum entrepreneuriat danañuy dab ci yoon bi mu ngi si yoon bi di ñëw embouteillage bi daa xaw a bëri xam ne école bu ubbee ba léegi xale yi tamit dañu commencé nañ jàng oto yi bëri na embouteillage yi bëri danañu dabaat ci émission bi waxtaan si Mayoro Mbaye ñu ngi dugg ci semaine de l' entrepreneuriat xale yaa ngi compté di dugg gaal di dem di ñàkk si di bakkan nee nañu liggéey amu ci réew mi yi fi tar na yan matuwaay la ñu war a jël pour xale yi mun a am liggéey ci seen réew toog tedd fi. Italie ñu fa nekk màgget nañu kon foofu Italie ñu fa nekk ñoom dañuy téye dañuy yóbbu seen waajur fenn waaye Sénégal fii sa papa ak sa yaay moo lay war a yore boo demee ba am yow tamit nga téye leen ci kër gi le système bi nguur gi def ci maanaam emploi yi ak entrepreneuriat bi moo doxul ba léegi lu tax loolu. waaw mooy li ma la wax léegi xam nga tey. boo xoolee ñun sunu dëkk yi ni mu tëddee. ñi nga xam ne léeg-léeg ñoom ñoo yor maanaam ndombo tànk yi. te war a jël yenn décision yi. duñ ay entrepreneur. xam nga nag loo jàngul mënoo koo tari. dëgg la. bu fekkee ne yow nekkoo entrepreneur ba pare bëgg ne dama bëgg a defar entreprise. wala dama bëgg a jàppale ay entreprise day nekk loo xam ne du yomb. moo tax ma ne la seet ko ci daanaka organisation yi nga xam ne teg nañ leen fii ak secteur yi nga xam ne ñun tey mooy secteur yu essentiel parce que suñ réew ba léegi ñun dañuy jéggaane lu ñu lekk absolument mais dafa nekk loo xam ne c'est paradoxal parce que su fekkee ne yow tey da ngay jéggaane li nga lekk ba pare daal di ne awma liggéey mais ci dégginu doomu aadama dafay jafe mu nit ki mën koo dégg nga ne damay jéggaani li may sol damay jéggaani li nga xam ne moom laay jariñoo lépp loo xam ne bis bu nekk parce que tey ñun loo xoolee fii lépp lu nekk wër ñu dañ koy uti ci bitim réew mais la moo waral fii ci réew mi mënuñu defar dara pour ñun lu tax ñuy jéggaani lépp jéggaani lekk jéggaani yére jéggaani verre jéggaani lépp te réew mi amay ressources yu xamante ne bu ñu ko mettre en œuvre xëy na maanaam produire ko fii xëy na xale yi dootuñu soxla dem bitim réew. mais moo tax ma ne la pourquoi ma jox exemple Italie dañu toog ñu liggéey ci benn concept boo xam ne dañ ko tuddee ñoom Case Italie man jël naa dossier boobu ba yóbbu ko jébbal ko APIX ak gouvernement bi lan lañ wax biñ toogee waxtaan dama ne leen yéen xam ngeen ne lii ngeen di liggéey yépp fii amuleen ñu leen ko liggéeyal te bugg leen sunu gone yi ñëw fii ndaxte tey boo xoolee actuellement ñoom ñi ngi dem a def ay élections mais ñi nga xam ne ñoom ñooy tey di xëccu pour ñëw nekk ci nguur gi foofu ñooñu gis ay immigré la ñuy gën a bañ. wala bu ñuy gis ay immigré tamit dañoo bëgg a tànn nit ñoo xam ne méngoo nañu ak seeni soxla ñu jël leen indi leen foofu. seet ko ci lenn rek parce que xam nga am na ne exemple yoo xam ne boo ko joxee kenn du ko comprendre mais sunu ñii di football nga jël tey li xew Sadio Mané Liverpool kenn du ko fa dàq.
bu génnee tubaab yëpp dañ koy wër pour naan ko signeel ma. mais am na Ousmane Fall mu nekk foofu ci Italie tubaab yi bu ñu ko gisee dañ koy dàqe. parce que soxlawuñ ko. soxlawuñ ko. di seet nan lañ ko mën a jëlee. amul leen njëriñ amul leen benn njëriñ. bon coow li yëpp loolu moo ko indi. mais li waral réew mi mel ni Sénégal am ñu waan bâtiment am na fi maanaam terre bi ñu ngi koy defar ay milliards ñu dugal ko ci waaye ñi fay liggéey ñu gën a bëri xarañuñ ci liggéey boobu est-ce que problème de formation bi moo indi jafe-jafe ci réew mi école de formation professionnelle dañu war a defar ci réew mi dañuy defarul ba Sénégalais maîtrise yu yenn métiers yi ñi nga xam ne am nañu métier maîtriser ko bitim réew la ñuy dem parce que foofu xëy na ñu gën a mën a fay lu baax parce que boo soxlaa maçon bu baax ci réew mi jafe-jafe la boo soxlaa benn entrepreneur bu mën defar benn affaire bu mel ni maanaam ay matériel comme ni nga ko waxee sànq serrure defar verre defar sax clé problème la même clé bu ñuy defar ci réew mi dañ koy importer ba ci dem ba ci bouton chemise bitim réew lay jógee. xam nga Alassane lépp am na ci biir gouvernement wu Sénégal ba mu des lenn moo fi manqué su fekkee ne président de la République mu ngi ñuy déglu mooy ministère fast track xam nga dafa waxoon ne fast track tey jii. mais loolu ay slogan rek la. waaw mais ministère boobu nag xaw ma ministère lay nekk xaw ma département lay nekk ak yëpp exemple bi ma la mën a jox mooy benn waxoon naa ko fii ci benn émission tey bërki démb ci semaine yële passé président dem na côté Fatick yooyu di wax baykat yi fa nekk da ngeen di ànd ngeen defar ay coopérative mais président ba mu signé décret pour wax ne ministère de l'agriculture mu def société yooyu ëpp na 2 at man maa ngi décret bi. te defuñ dara. mais ba tey jii pour ñooñu mu def loolu registre bañ ko war a defee ba léegi amul. lu tax loolu. moo tax ma ne la il faut mu am ministère boo xam ne xañ na day tudd fast track su ko defee ministère boobu li nga xam ne moom la président bëgg a def ak ministère yeneen yi nga xam ne ñoom la ñu ko la sant ñu war ko def mu am lu topp ci seen ginnaaw di xool ak ci ay délais yu gàtt pour ñu def ko ndax tey man am naa ci loo xam ne ay firnde la parce que day kayit la yoo xam ne da nga koy yor dinaa gis ay instructions yoo xam ne président na ko jox ko jëwriñ boo xam ne dafa toog ci gouvernement bi mu téye kayit boobu ay weer ay at te mu nekk loo xam ne liggéeyu benn bis la. mais li ko waral incompétence la ou bien manque d'engagement la ou bien ministres yi xam nga réew mi soxlu lan xëy na parce que bu la joxee liggéey na nga def ko ñu ku lay fay salaire te impôt sénégalais moo lay fay nga war a amal njëriñ. mais loolu lu jar a saytu la parce que xam nga suñ ko saytuwul duñ ko xam mais su fekkee ne tey gouvernement xam nga du entreprise loolu ñemewu ko def. parce que entreprise bis bu nekk waxtu wu nekk dafa am njëriñ. mais gouvernement war naa mu nekk entreprise nekk ni mel ni entreprise. mais loolu mooy li nga xam ne nag tey bu ñu fa demoon ba. adapté règle entreprise ci gouvernement. moo tax tey jii émission bu mel ni am solo parce que booy wax ne entrepreneuriat ki première entreprise bi nekk ci réew mi gouvernement bi la. Sénégal. parce que normalement ce sont les employés des Sénégalais. Sénégalais ñu leen di fay dañ leen war a def liggéey bu tax ñu jox leen ko. bu leen joxee oto jox leen essence loger leen garder leen war nañu mun a même am jom liggéey réew mi. xam nga xale yi dem Italie lan la ñuy jël bu ñuy dem ñi mbëkk mi ñi koy jël ay gaalu loo ci. man maa ngi këyit boo xam ne ak dossier boo xam ne ak document yoo xam ne bi ñu commencé wax ne dañuy defar benn programme de renouvellement de la flotte de pêche du Sénégal ëpp na 2 fukki at wala 2 fukki at ak juróom dëkk yi di xale yi di dem gaal yi ñu fay demee amul foofu mais ñoom amuñu conscience loolu ndax jànguñu loolu xamuñu loolu mais buñ jàngoon géej xam li nekk ci biir géej duñ jël gaal yooyu di dugg ci biir di dem di dem fenn. ndax géej li fa nekk mënuma ko wax ci nasaraan. waaw ci wolof. mais buñ lay jàngal xam nga ne houle am na. tempête am na ci géej. orage am na ci géej.
ay ngelaw façon bu nekk mi ngi ci géej. nga bëgg a jël gaal goo xam ne yow wóor na la ne am na foo xam ne bu fa eggee du dese lu dul këpp moo koy des. waaw mais bëgg nañ ñëwaat ci insister ci projet yi xamante dañ koy jox nguur gi ñu war a ko defal askan wi. benn ministère ou benn direction yore projet bi toog ci ko am du liggéey du def dara mais njiitu réew mi war na am ay moyens pour vérifier est-ce que lu mu wax def nañ ko bu ko deful ñu sanctionné ñu fa nekk ñu dàq leen fekk parce que liggéey moo leen tax ñu nekk boobu defuñu liggéey boobu. mais xaj na mi ngi leen di sanctionné ndaxte tey jii gis nañ ne def na gouvernement soppar ñi ko jël ñeneen indi. waaw mais loolu depuis 1960 ñu defee gouvernement ci réew mi. xale yaa ngi continué dem chômage ba continué dem. Corée du Sud ak Sénégal ñoo bokkoon même PIB 1978. waaw tey Samsung bi nga yore Corée du Sud moo la ko jaay. waaw li waral ñun mënuñuy fexe ba génn ci. mais xam nga tey jii boo ñëwee fii Sénégal bëgg fee liggéey gàllankoor bi njëkk mooy mënoo ñëw entreprendre Sénégal demoo seeti directeur boo xam ne dafa nekk ci gouvernement bi walla ministre walla keneen. France mën nga fa dem def fa sa entreprise ba jóge fa doo gis ministre doo gis directeur doo gis président États-Unis waxi noppi ak feneen pourquoi sunu réew yi boo fi bëggee tey entreprendre da ngay daw bay bëgg a dee ba découragé mais est-ce que nit ñooñu ñëpp mën nañ leen a soppar ñi mën nañ leen a remplacer loolu jafe-jafe la bu mag ci réew mi. man damay jàpp ne xëj na ci base bi mooy lan nit ñi jom yi nga xam ne waroon nañ ko am amatuñu ko yar bi ñu leen waroon a yaruñu leen ko niñ leen waroon jàngale tamit jàngaluñu leen ko su ko defee loolu bu fekkee ne da nga ko amul bëgg a dem nekk ci kaw nekk ministre walla lu mu mënti doon nga am expérience mais la nga waroon def doo ko def parce que conscience bi nga xam ne waroon nga ko am te xam ne yow bu ñu la tegee fii la nga war a njëkk a def mooy fàtte sa bopp mais réew mi ñu koy nekk ñi nga xam ne dañuy xëccu pour jiite est-ce que ñooñu am nañu capacité fàtte seen bopp parce que ay nit aussi boo leen jiitee la gën a jiitu mooy yow nga fàtte sa bopp boo bëggee jariñ leen mais boo fekkee ne da nga jël sa bopp jiital ko mais dootoo faaleeti kenn. mais loolu li nga wax léegi bu fekkee am na ci réew mi mu mel noonu kon. fii boo bëggee def entreprise fii boo bëggee entreprendre kon doo dem parce que bu fekkee ne ñi nga da ngay war a wuuti ministre bi seeti directeur bi seeti keneen bi mu mën sa entreprise te moom xëy na parce que dañ ko wax de boo ko joxul xaalis sa entreprise du taxaw bu amul lu mu ci lekk sa entreprise du taxaw te yow mii ñëw entreprendre lay lekk yow li as tuut bi nga yore pour moom tedd comme problème la. mais yu am na ci yoo xam ne umpul kenn. xam nañ ko mais yow mi nekk entrepreneur nan ngay def su fekkee ne tey da nga bëgg a xeex ak koo xam ne kii yow wóor na la ne xam nga responsabilité dafa doy waar. yow soo yoree entreprise yor fukki nit ñaari nit juróomi nit juróom-benn nit ak sa entreprise nit taxaw ci sa kanam créer ay gàllankoor yoo xam ne tegu ko ci dara sa conscience yow daf lay may leen. nga xeex ak moom mooy xaj na su subaa sa entreprise sax dootul exister mais xam naa ne tey jii du chef d'entreprise yëpp ñoo fi mën a ñëw toog di témoigner mais dilemme la boo xam ne entrepreneur bu nekk Sénégal dal na la parce que ki nga xam ne moo taxaw pour la mën a la yombalal li nga war a def su fekkee ne mooy gàllankoor bi mais kooku yow li nga bëgg a def du dem. mais loolu nguur gi xam na ko te bu ko bëggee régler mun na ko régler am na moyen nga régler loolu. ñàkkul ne mën na ko am mais loolu xam nga ki nga xam ne peut-être xaj na ku ñu fal moom moo ko mën a wax moo tax ma ne la am na ministère boo xam ne manqué na walla conseil spécial boo xam ne manqué na koo xam ne kii xaj na dañ koy nommer uniquement que pour mu def loolu am na fi ay organes yoo xam ne am nañ fi yuy contrôler yuy saytoog ak yooyu yëpp mais foofu yëpp fu ci nekk am nay gàllankoor te gàllankoor yooyu dafa tàmbali ci institution yëpp daf ci law su ko defee fii dañ naan diw mi kii moo koy protéger wala lii moo koy protéger wala lii su fekkee ne loolu dafa dem ba nga xam ne nekk na ku nekk da ngay jàpp ne rek yow sa la neex ngay def bu boobaa dañuy fàtte réew mi te réew mi moom moo ñu boole ñun ñëpp.
parce que réew mi bu jagul. mais dara du jag. nit ñi li ñu bokk mooy réew mi. république loolu la mooy li ñu bokk. mais ku ci ne war na xam ne yow boo féexee tey te sa dëkkandoo féexul mais na la wóor na sa féex bi nga féex du yàgg. mais am na réew yu réussir loolu lu mel ni Malaisie li mel ni day Rwanda ñu ngi koy cité Ghana du mu avancé mais Sénégal war naa mën a jël exemple si ñooñu xool ban système la ñu mettre en place pour gàllankoor yooyu di tere jeune entrepreneur yi di ci génn di tere chef d'entreprise bi di ci génn surtout di xeex mbugum bi nekk ci biir xam naa am nay directeurs yu ñuy déglu te ñoom ñoo gérer affaire dañ naan xale yi ñoom seen lamiñ bëri na waaye dañ koy wax parce que ñooñu nekk foofu yore gàllankoor bi di tere réew mi avancé war na mën a génne système bi. waaw mais léeg-léeg man dama jàpp ne xaj na ñooñu sax dañ dul xam nga mbir boo ko bëggee defar. xamul ñu génne ko. da ngay xam tey yéen a ubbee actualité ne marché Ocass tàkk na. xam nga président mu defaree ASP xam nga ASP pour ñoom ay affaire sécurité nit ñeeg yooyu la mais dëkk yi nga xam ne ay dëkk yu mag lañu yu xarañ. boo demee Amérique. boo demee Italie. boo demee France. boo demee Allemagne. soo demee ba Russie. xam nga la moo fa am. ay agence yoo xam ne ay volontaires lañu ñoom la ñuy former ñu nekk ay pompiers ay secouristes. man wax naa conseil interministériel tey jii loolu mënees na ko def te du soxla budget wu état. te du créer emploi. bien sûr que day créer emploi. ñaata marché moo nekk ci Sénégal. marché yi nag ba amoon ay volontaires ñu formé. waa marché bi leen fay jàngal leen. waa marché yi bu ci nekk kenn du bañ weer wu jot nga fay junni. pour aar sa marchandise. waaw moo gën nga tàkkale ay milliards. nga yàqule. mais kooku décision boobu kan moo ko mën a jël. président bu ñu fal. mais président egg ci moom man xam nga man taamuma di ñëw ci ay rajo di wax. mais pour dem egg ci moom pour toog ak moom pour waxtaan ak moom yooyu dafa nekk loo xam ne yombul ñi ngi ko mën a waxal mooy ñim fi teg muy ay jawriñam wala dara danañ ko jottali danañ ko eggali loolu beneen wax la. mais tey ñiy yàqule ñoom ñi ngi yàqule parce que tey boo bëggoon créer agence bu mel noonu loolu état moo mën ci ànd ne lii nañ ko defee nii nañ ko defee nii nañ ko defee nii parce que ay kayit moo ko yor kayit yooyu ku ko mën a def mooy ki koy signé kooku moom moo ko mën keneen mënu ko. waaw mais moom war naa gën a ubbeeku dañ ko fal pour mu régler problème sénégalais pas enfermé wu foofu ministre yi nekk foofu di ko jox ay conseils ou bien di ko war a xamal na dara amu ci réew mi parce que xale yi ku leen toppatoowul xale yi toppatoo la. xam naa ne nekk président de la république yombul. ci réew mi mais rawatina nekk président de la république réew mu mel ne comme suñ réew. man pour man nekk président de la république nattu la. nattu suñ réew yi nekk fi président nattu la nattu bu métti sax d'ailleurs parce que ñëpp lay yaakaar te lépp mënuloo ko te sañuloo wax ne mënuma ko loolu dafa jafe te ñi la war a jàppale du toujours lañ lay jàppale parce que ñoom ñooñu léeg-léeg lépp leneen moo leen di soxal lu bokkul ak yow li nga leen sant. lu ñu lekk mbaa lu duggal seen poche. mën na ko nekk lu ñu lekk. mën na lekk loo xam ne lii ñoom yaakaar nañ ne buñ ko defee moo leen di jëme kanam mais dañuy fàtte sax ne yàlla mooy fale. mu leer rek a wóor. mais boo demee ba fàtte ne yàlla mooy fale da ngay jéem a toujours foo toll yaa ngi ut ay pexe ak ay dugg-dugg yoo xam ne doo ko xoolee ba ci biir da nga naan mais kii fan la teg yàlla ci kat place bi. mais bu ñëwaatee ci ndaw yi métier yi. ban matuwaay la ñu mën a jël parce que dégg nañu fii ministère de l'artisanat ne dañuy def ay centre de formation ci région yi avancé ay chiffres avancé la waaye gisuñu benn centre bu jóge gum wax ji bari na loolu de waaye action bi ci terrain bi xam nga ñun constat la ñu bëgg. bu ñu nee lii am nañ dul ko baaraam ne lii am na nañu commencé liggéey ci région yi xale yi bàyyi nañu région yi pratiquement ñëw Dakar toog di dawal saret bu ñu amul bu ñu gisee gaal jël ko dem parce que xëy na amatuñu espoir. xalaatuñ ci leneen ci réew mi yan matuwaay la ñu mën di façon concrète ñu wàññi wax ju bëri ji. yomb def na liggéey bu
taxaw ñi gis ko. mais dafa yomb xam nga li tax ma ne la yomb na xam nga léegi nii maa ngi lay wax ne la man xam nga du ma gouvernement. du ma ministre du ma autorité. jógal naa sama bopp dem ba toog ak autorités yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Italie. waxtaan ak ñoom. parce que yàgg naa liggéey ak ñoom. italiens yi daanaa ñëw sama bureau man bu may wax ak ñoom italien ñoom seen bopp dafa leen jaaxal parce que dañ ne ma yow foo jànge lii man leen jàng ma ko fenn pooru Dakar laa ko jànge ñu ne ma ndax lan ma ne leen ndax italiens yi ñoo daan ñëw ci man ñooy ñëw sama bureau may wax ak ñoom bu may wax ak ñoom ba mu yàgg danaa jàng seen làkk ba mokkal ko yéen nag li may wax jéggu leen ko mooy maanaam sénégalais yi am nañu xel am nañu jom bëgg nañu def mais il faut ñu organiser loolu moo taxoon ma ne la keroog bi ñu toogee dañu xalaat ne benn projet Case Italie xam nga lan mooy Case Italie dama leen léegi boo leen ñëwee tey yéen organisation patronale yi nekk fii yëpp Italie am na yoo xam ne tey mënatu koo dem jaay ci dëkk yu bëri gis nañ ko bërki démb Chine dajale na maanaam dëkk yi ko wër yooyu yëpp ba ci Russie créer benn espace boo xam ne Eurasie lañ ko tudd espace économique muy espace économique libre échange la nga xam ne mooy jóge Italie mënu fa dem ndaxte ñu ngi ci ay embargo soo seetee ñun suñ réew tey mën nañoo yóbbu Russie mën nañoo yóbbu Amérique mën na yóbbu fu nekk ñu xalaat ba defar ay plan tuddee ko citadelle industrielle de Dakar mais lan laa gis mooy dama leen wax ma ne leen suñu jëloon usines yi nga xam ne nekk nañ fii yéen waxuñu ñu délocaliser leen Sénégal mais ngeen jël seen production boobu internationaliser seen production d'abord li ngeen mën a jaay waa Afrique di ngeen mën a yónnee Amérique di ngeen mën a yónnee Russie ak fu nekk parce que produit bi wi génn Sénégal origine Sénégal lay doon bu demee foofa day dugg amul benn problème Russie yi ñëw nañ fii 2015 protocole bi maa ngi ak moom fii ñu signé ko ak ministère de l'agriculture ak ministère département horticulture docteur Macoumba Diouf xaj na mi ngi may dégg boobu ñoom xool nañ ba xam ne si seen politique fañ jëm mooy mënuñoo bay lépp li ñu bëgg a soxla di ko lekk ay tamaate dañ ko doon soxla fu mu daan jóge Italie Espagne nekk nañ ci situation géopolitique boo xam ne mënatu leen may ñooñu ñu yóbbu fa seen dara ñoom ñu njëkkante daw ñëw fii accord bi mi ngi fii mais lan lañ ci bindoon mooy autoriser Sénégal pour ñu exporter 157 000 tonnes de fruits et légumes seen dëkk ñoom du lu may wax. accord bi mi ngi fii existé na. xam nga 157 000 tonnes natt naa ne at moomu diggante Dagana Richard Toll ñi fa nekk di bay plus de 80 000 tonnes ci ay tamaate yu ñu doon bay dañ ko mujj tuur sànni ko. dañ ko mujj tuur sànni ko. alors que war nañu mën a créer emploi yu bari ci loolu. bu baax ñu am ay koom-koom. bu baax a baax suqaliwaat suuf si léegi war réinvestir ko. mën na nekk. ñoom bi ñu xalaatee dañ ne nañ def benn projet. nuñ ko tuddee agro booster. am nañ ay machine am nañ lii mais beneen gàllankoor buy ñëw mooy tey li nga xam ne tey moo fi nekk te ñu ngi koy toog di ko xool di ko saytu mooy suuf si. bërki dem ma ne Bawol nekk ci àll bi damay xool suñu jigéen ñi nekk foofu nan la ñuy béyee ak ci conditions yi ñuy béy mais mbay moomu amatul fenn ci àdduna. wande nit ñi aussi bëgguñu kenn ku ñëw nax leen. nax bi mooy lan damay ñëw jël sa suuf di ko liggéeyee nga nekk walaakaana ma delloo la ci buumu njaam di ci liggéey di ci tedd di yor alal ju bari yow doo am dara. loolu aussi. dafay nekk jafe-jafe. waaye mun nañu trouver ay solution win-win. mais paysans yi gis seen bopp investisseur bi gis boppam fekk kenn du nax kenn moom njëriñ ci réew mi am njëriñ ci xale yi. mooy li ma waxoon fii ci seen plateau bi mooy àndu gor ak àndu nawle te loolu mooy partenariat win-win tubaab bi ñoo ko gën a xam 2000 dañu ànd waa PNUD def benn
forum bu ñu organisé woon fële Durban. ñoom jàppoon nañ ne dañu war a dajale opérateur économique yi nga xam ne ñoo nekk suñ réew yi. keroog ñun ñëpp ñoo fa daje sénégalais togolais ivoirien ak ñoom ñëpp. partie Asie chinois yi coréens yi thaïlandais yi vietnamiens yi ak ñoom ñëpp ñoo ñëw toog mais bi ma toogee ak délégation coréenne bi nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon seen benn genre carte lañ yor boo xam ne carte Afrique la. def ci ay légende maanaam dessiné ko niñ ko dessiné mooy ñoom xool dañu réewu Afrique yi nga xam ne ñoom ñoo nekk yëpp réew yan la ñu war a jëndalante ak jaay réew yi nga xam ne investir fa wóorul. jëndante ak jaay ak ñoom wóorul ak réew yi nga xam ne mënuñoo def ak ñoom nenn lu dul di leen jàppale ak a dimbali. ñoom def seen carte. loolu mooy intelligence stratégique. waaw ñu développé ko. ñoom loolu la ñuy def ba pare ànd nekk benn ñëw toog déglu la nga wax ba pare ñu ne la ban réew nga nekk nga ne Sénégal ñu xool Sénégal dafa orange ñu ne la déedéet ñun foofu duñ fa investir. mais mën nañ jëndalante ak jaayante ak yéen. keneen nekk beneen dëkk ñu xool daal ne dëkk bi dafa ñuul ñu ne non foofu moom duñ jëndante ak yéen duñ jaayante ak yéen. xam nga loolu dañoo xarañ saytu réew mi étudier ko jàng ko am chiffres yi am lépp balaa ñu teg loolu. mais bu ñuy ñëw fii Sénégal noonu la ñuy def. étudier réew mi. dañuy jàng lépp ba xam ñii lan lañ soxla mais tey suñu xale yi pour ñëw ci li nga doon wax suñuy jóg. ne dañuy àndandoo dem topp mbëkk mi amul organisation waxtaanuñu benn waay mooy dem fële dugg bëgg a jël alal joo xam ne da koy jël ci ñoo xam ne ay néew gi doole lañ xamuñu mu dajaleen rek yóbbu noonu fa ñu jëm sax xamuñu ko ndax réew moo xam ne da nga fay dem làkk bi ñuy làkk dégguloo ko quartier ya fa nekk xamoo fa fenn. te métier yi ñu fa soxla yow. métier yi fa sekk jàngoo ko. boo demee jaay mbedd da ngay def. mais loolu duñ ko nangu. te ñoom bëgguñu ko jaay seen mbedd. duñ ko nangu. xam nga tey fa ñuy jaayee ci mbedd ñoom foofu mooy seen noppalukaay. waaw mooy plage yi mooy. restaurant yi ak yooyu restaurant yeeg yooyu. léeg-léeg nga gis sunu mbokk yoo xam ne dañuy dem taxaw ci benn supermarché bu mag. nga xam ne lépp ñu ngi koy jaay ci biti nga ñëw taxaw ci parking bi bëgg a jaay nit ñi li nga xam ne buñ duggee ci biir supermarché bi jënd ko. mais ñooñu duñ ko jënd. xam nga tumuranke yooyu. dara jaru ko. xam nga italien yi dafa am benn léebu bu ñuy wax. dañ ne ñoom nga nekk ndaari ci sa dëkk moo gën nga nekk ca kanam ci yenn réew yi. ci yenn dëkk yi. waaw bu fekkee xale yi seen bopp seen biir réew. waaw dañoo tumaranke seen biir réew. waaw xam loolu problème la parce que am na pression familiale ba am ci xale yi. neen liggéeyu ndey añu doom la. maire yi neen sama yaakaar yëpp ci yow laa ko teg yow xale bi ah sauf la dina benn problème bi nga xamante ne xale yu góor dañuy yaakaar ñoom bu ñu tekkiwul kon seen yaay demewul noonu xam nga pression boobu yëpp dafay am ci nit ñi nga nekk ci kër. am 45 ans mosoo liggéey yow kenn du wax ak yow parce que soxlawuñ la sa wax soxlawuñ sax sa kàddu parce que yoroo loolu mooy dëgg soo yoru ci kër yi nit ñi amul yow soxla xam nga loolu aussi cadavre ambulant lañu parents yi tamit am nañu responsabilité c'est vrai état bi am na responsable parce que moo war a former xale yi moo war a woon éduquer te réew mi ñàkkul koppar xaalis am na ci réew mi dafa am fu mu demee boor rek bu ñu ko rectifié woon dugal ko fu ñu ko war a dugal xale daa am fu ñu jàpp. waa dëgg la mais pour ñëw ci li nga xam ne moom nga njëkk a wax xam nga soo demee ci dëkk yu mel ne suñ dëkku kaw yooyu soo demee Kanel. soo demee Sàkkal. soo demee dëkk bu mel ne Mérina Ndiaye wala Lumbal. ci àll bi Sibassor Tambacounda. fu mu ci mënti dem. Sédhiou. parce que li tax may wax dëkk yooyu. dëkk yooyu la ñi nga xam ne ñoom ñoo ëpp ñu dem tukki fa la ñu jóge mais tey
ku fa mënti juddoo yeewoo fa lu fa xew danañ la ko yëgal. seetuñu lan moo nekk ci sa poche. yëg-yëg boobu am na foofu ba tey. dara du fa xew woowuñu la. mais tey boo demee dëkk bu mel ne comme Milan wala nga dem Rome boo nekkee milliardaire kenn faalewu la. waaw kenn faalewu la. nekkal foofu milliardaire. kenn du la faale. kon ñun am na loo xam ne ba tey am nañ ko te dëkk yooyu ñàkk nañ ko yàgg na te dootuñ ko amati ba faw mooy yëg-yëg ci nit. waaw nga xam ne tey nga ne dëkk bi am na xaalis mais xaalis bi fan la nekk banque yi fi nekk yëpp moomu ci benn. tey boo xoolee banque yi nga xam ne tey bu njëkk banque tubaab yi ñoo fi nekkoon Société Générale ay BICIS bu du ma publicité wul. ma leen parce que ñoom ñoo fi nekkoon. ba léegi ñoo fi nekk. déedéet léegi marocains yi ñëw nañu. CBAO jël place bi. BAO ay banque atlantique la. marocains yi ko moom. Attijari. marocains yi ko moom. BOA marocains yooyu ko moom. banque yooyu ñoo fi nekk. te tey rek dañoo constaté que bi coronavirus bi xewee BCEAO duggoon na ci système bancaire yow ma plus de 5 000 milliards. waaw nit ñi gisuñu 5 000 milliards fan la jaar ndaxte banques yi dañu financer développement boo bëggee am crédit bancaire bu la laajee garantie yow sax sa bopp moo da ngay teyle sa bopp mais état bi war naa mun am possibilité intervenir ci banques yi pour ñu financer développement c'est BCEAO war naa mun aussi am responsabilité financer économie bi sinon BCEAO ban njëriñ la amal la Afrique. mais état bi loolu nan la koy defee xaj na président mi ngi jéem ay pexe parce que foog naa ne ci loolu moo tax xaj na loolu lañ constaté moo tax ñu defar DER ak yeneen xaj na loolu moo tax FONGIP FONSIS ak yu mel noonu mais ba tey ñooñu duñ ay banque ñooñu duñ ay banque BND a ngi fii. banque yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tey koo xam ne yow da nga yaa ngi wër foo dëkk ndax yaa ngi bëgg a liggéey bëgg a financer sa entreprise wër foo dëkk. mais kooku boo ko laajee titre foncier pour garantir prêt fan la koy joxe. kaw mais du ko am. waay mais day nekk loo xam ne c'est paradoxal mënul nekk moo tax ma jàpp ne ñun il faut ñu xalaataat yeneen façon yi doxalin mooy lan jaar ci partenariat bi mooy lan seet ñi nga xam ne dëkku tubaab yi soxla nañ ko parce que ñoom dañu soxla tubaab yi bu ñu soxlawul duñ fi ñëw 2000 wax naa ko xam nga bu ñuy créer APIX agence pour la promotion des investissements ak des grands travaux la maanaam fexe nu ñu créer conditions yoo xam ne dañuy fexe ba waa bitim réew ñëw fii ci suñ dëkk pour ñëw liggéey si fi am na ñu ma toogal ma ne leen dem jëli tubaab yi pour ñu ñëw fii amul njariñ jaru ko. mais diaspora bi mun naa financer économie Sénégal bu fekkee ne li ñuy envoyé par an ëpp na aide publique au développement bu ñu organiser immigré yi organiser diaspora bi mun nañ créer une banque de la diaspora au Sénégal ñu financer ko bu ñu xoolee tey bu ñu waxee keroog dañuy defar dara Touba appel bu waa Touba ci kanam lancé plus d'1 milliard en moins peut-être d'une semaine crowdfunding boobu aussi mun nag ay système de financement de l'économie mais lu nekk ak objectif am xam nga Touba ci kanam modèle la mais du modèle boo xam ne du modèle lu entreprise. mais banque diaspora parce que ñoom loolu am modèle lu entrepreneuriat peut-être social laa ko mën a tuddee. parce que pour defar ab gox la. pour defar ay lii ak lii. mais xaj na modèle boobu mën nañ koo transposer ci entrepreneuriat pur. pour dem outil defar profit. pour mën a réinvestir. mais loolu pour mu mën a nekk dafa laaj encadrement. encadrement bi mooy li ñu doon wax léegi sànq. ma jox la benn exemple bu xalif bi lancé xalif général des Mourides xalif général des Tidiane dañoo soxla temps pour defar temps mais fidèles yi dañu mobiliser wu génne ay milliards teg en 7 ans les gens ont mobilisé plus de 35 milliards pour tabax Massalikul Jinaan bu fekkee ne mbirum économie bi réew mi nguur gi amoon na xel boobu liggéey ak ñoom war nañu mun a xëy na defar genre fonds yooyu créer banque yooyu ci réew mi. waaw loolu nag dafa amul ci réew mi kàddu xalif bi kàddu président de la république xam nga ku ci nekk autorité la ci li mu nekk.
parce que autorité religieuse nga wax ak autorité politique. Mais autorité économique amakul ci réew mi tey ji actualité Sénégal ñaar moo ko yor politique ak diine ji mais problème mu Sénégal tey du problème mu diine du problème politique. problème économique la. moo tax autorité économique boobu fii ak amul loolu du mën a am parce que su autorité économique boobu amoon li nga wax ni dana mën a nekk. mais autorité religieuse yi mun nañ nekk autorité économique en même temps parce que am nañu capital bi mooy talibé yi. yaakaaruma ko. pourquoi. waaw parce que ku ci nekk am na sa cër boo war a dox. dëkk yi nga xam ne dañoo jëm ca kaw. ku ci nekk da ngaa toog sa place kii politique dafa toog place am ka yor diine ji toog place am ñi nga xam ne dañoo yor maanaam koom-koom bi toog seen place. xam nga yooyu dëkkum tubaab yi la seen culture ak ñun bokkuñu bu fekkee na ñun appuyé nañ suñu valeur culturelle suñu valeur sociale suñu valeur culturelle mën nañu tëgg économie bu nurul économie tubaab bi. mais àdduna yi alsaan amatul frontière. Chine réew yëpp a nuroo. Chine ci seen valeur culturelle la ñuy appuyé wu defar seen économie lu tax Afrique ou bien Sénégal mun lam ay si valeur am defar économie am bañ a topp rek capitalisme bi libéralisme bi si sur le plan international. mais xam nga dëkk yi nga xam ne tey jii dañoo nekkoon ci économie yoo xam ne sax socialiste la mais boo jëlee ay kaawu comme Russie yooyu dañoo jël ay oligarque lañ defar. ñoo xam ne dañ leen a defar. tey dañu ñëw benn secteur boo xam ne secteur bu am solo yëkkati ko teg secteur boobu ñu ne leen ay ca yow mi yaa yor lii mais kooku day am doole mais tey boo xoolee tey fi mu ne nii boo xoolee capitalisation boursière wu Afrique de l'Ouest nga xool société bi gën a mag ci Sénégal tey tubaab bi ñoo ko moom parce que neexul nag mais mooy lay dëgg tey ji xam nañ ko société bi gën a mag Sénégal tubaab yi ñoo ko moom. mais sénégalais bu ñu organisé wu war nañu mën a créer société bu mel noonu. bu fekkee dañoo organisé wu. non xam lu ñu bëgg ñoo moomoon société bi. waaw mais dañ ko seetaan ba mu dugg ci yeneen i loxo. mais tey fi mu ne nii actuellement li nga xam ne moom moo nekk suñuy doom ña ngay daw di tukki mais tubaab yaa ngi ñëw. da wut si liggéey. ñi ngi ñëw ñoom parce que xam nañ ne ñun lépp fii am na fi macha allah ñun ba tey ñi ngi jur ay doom ñun ba tey ñi ngi soxla nit ñoo xam ne war nañ leen a dundal dëkk yooyee la fa am amu fa Covid bii ñuy dund yal nañ yàlla gën a suturaal. problème ya ñuy jànkonteel ñun ñi amuñu ko. ñàkk ubbi suñuy frontière xaj na niñ ko war a ubbee ak ragal goo xam ne xaw nañ ko ragal mais moo tax ñëwuñu mais man li ma gis mooy ñoom ñi ngi dox di ay tànk pour ñëwaat coloniser waat ñu xaj na du nekkaat colonisation bu mel ne comme nit ñu coloniser woon ñëw xeex ak ñun ñëw occupé ko jël gouvernement bi occupé ko mais ci ñoom ci tànk yooyu lañ nekk. madame Thiam pratiquement débat bi jeex na embouteillage yi xam naa moo la téye woon. waaw nga sant ci cadre rek ci entrepreneuriat bi waaw maa ngi jégalu déjà ci retard bi donc entrepreneuriat daal li mu ci mën a wax bëri na mais tënk ko rek mooy fu mu toll nii moom la ñu yaakaar que ni moom moo war a nekk li nga xamante ni moom mooy yoon bi ndaw yi war a jël ba nga xamante ni wutum liggéey beeg koom-koomu dëkk bi surtout dina war a mën a suqaliku donc mbëkk mii nii ñuy dem bu fekkonte ni ñoom ñu ngi ci entrepreneuriat parce que il faut que ñu xam aussi que ni entrepreneuriat même ki nga xamante ni day génn dem jaay café sax entrepreneur la xëy na peut-être dafa xamul yoon ba mu war a jaar mais entrepreneur la. mais état bi dafa la war a gunge. wala ni yoon bi ci yoon xam ñan lañu. loolu la jox leen ay moyens pour ñu liggéey. mu ngi noonu. léegi ñun ñoo nekk ci ginnaaw loolu ñun maanaam bu ma nee ñun Jokalante ak yeneen structure d'accompagnement yi ñun ñoo nekk ci ginnaaw loolu pour jéem.
xeexal ndaw yooyu nga xamante ni état bi dina leen mën a jàppale ngir gunge leen ba nga xamante ni dinañ mën a am li ñu bëgg ak li leen war ak fi yoon bi ñu war a jaar pour mën a vraiment suqali dëkk bi mais tamit am loo xamante ni mën nañ te def seen. waaw ñoom xale yi am na ñu bëri ñu bëgg liggéey bëgg entrepreneuriat mais xamuñu ban yoon la ñuy jaar. dëgg la yoon bi moom moo xaw a pourtant jafewul sax. jafewul mais dañu xamul fan la ñu war a jaar bu ñu jegee ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir comme structure d'accompagnement yi may wax bëri nañ fi mais bu ñu leen jegee bu soobee yàlla dinañ dinañ gindeeku ci li nga xamante ni foofu la ñu war a jaar ak naka la ñu war a doxee. mais structure yu bëri Dakar la nekk ci région yi. doo fa gis dara xale yaa ngi taxaw bu ñu yeewu suba teel dañu dem marché taxaw di waxtaan ba ngoon. nga di jot dem añi ngoon dem fubali maanaam amuñu benn utilité. dëgg la mais instant bi nii fu ñu toll nii ñu ngi def ndànk-ndànk ba mën a yokk structure d'accompagnement yooyu ci biir région yi ñun fu mu toll nii ñu ngi Saint-Louis Jokalante mu ngi Saint-Louis mu ngi Ziguinchor am na yeneen structure d'accompagnement yoo xamante ni tamit ñu ngi ci yeneen région xëy na peut-être nag doole bi moo demeewugul noonu ak jàppale bi ñu état bi war a jàppale tamit moom moo des laa mën a wax ba nga xamante ni ñun du ñu mën a yaatal ni mu waree fu mu toll nii nag ñu ngi jéem lu ñu mën pour mën a gunge ndaw yooyu noonu ba pare bëgg nañu wër Sénégal yëpp. Mayoro très rapidement pour ñu conclure parce que. waaw moom laa la wax léegi ci njëlbeen Alsane waxtaan wu yaatu la xaj na du ñàkk dinañ am jotaay boo xam ne dinañ ci gën a waxtaan ndaxte débat la woon bon madame Thiam xaw a tardé mais li nga xam ne daal moom laa ci mën a tënk pour wax ko mooy li mu wax dëgg la entrepreneuriat moo mën a yor réew yi nga xam ne ñoo jëm kanam yëpp ay entreprise ñoo ko développé mais boo seetee réew nga ne kan moo fa gën a riche ñu ne day politique réew moom du dem fenn. mu leer jàpp naa nag bu ñu seetee suñ réew mi loolu moo fi xaw am. waaw politiciens yi ëpp xaalis ci réew mi de. parce que kees bi dañ koy tibbee nag. waaw corruption la nga war a combattre bu baax nag politiciens yi am xaalis yi nag ñu xool saytu fan lañ jëlee xaalis bi. parce que ab réew moom politicien yore milliardaire musiba naarul lay la. ñun de gërëm di leen sant Mayoro Mbaye. di gërëm madame Yende Thiam. malheureusement waaw embouteillage yi tax na mënuñ def suñu débat tey ak yow. di gërëm équipe technique bi Aïssata Ndiaye ñu jox la micro bi ñu continuer débat bi jërë ngeen jëf.